mbokk yi asalaamaaleykum ñi ngi rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias juróom-ñaari waxtu dem ba teg fanweeri simili bisimila ci xibaar yi. wàllu yoon Souleymane génn na kaso ñibbi këram àttekat bi ko tëjoon moo ko bàyyi ba nëgëndiku moom Souleymane nag ñi ngi fàttali ni moom moo fi doon rek partagé photo montage bu njiitu réew Macky Sall ba tax na yóbbuwoon ko kaso ci njeexital weeru mai. avocat am nag di maître Assane Dioma Ndiaye am na lu ko bett lool ci mbir mi ndax ñoom nee nañ lépp lu leen yoon mayoon moo déposé nañ ko ngir ñu bàyyi ko lool nag ca jamono jooju àttekat bi daf leen ko lànkaloon wante it rafetlu na rek bàyyi kiliyaanam di ngeen ko dégg ci biir xibaar yi. élection législative yi ginnaaw bi nu weesoo waa Manko taxawu Sénégal ñoom nee nañ danañ dem rek ca conseil constitutionnel jot nañ faa déposé sax recours ngir ñu daal di neenal vote bi ci yenn ci ay barab fii ci Sénégal ndax jàpp na ni élection yi nam fa doxee tegul ci yoon te it ñu njaaca nemmeeku nañ ko ci tey ji ci ngoon ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo ànd ak Khalifa Sall ñi ngi ci doon jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi. ajak màkk gi ay bés bi ñuy dëgmal nag roppalaan yu njëkk yi di leen jóge fii ci Sénégal ngir yóbbu ujaaj yi ca barab bu sell ba ca jamono jooju cheraayu package bi wante tamit taxe yi nga xamante ni Arabie Saoudite imposé na ko ñi mës a dem màkk terewul lekk sénégalais yi ñoom ña bindu ne danañ dem ca barab yu sell ya. direction générale bu groupe Futurs Médias moom it yóbbu na lu toll ci fukk ci ay agent yoo xamante ñoom it dinañ dem ziar ji yonent bi lañ ca dugal ci koppar daanaka toll na ci ñaar fukk ci ay millions wante it ñi nga xamante ni ay chrétien la nekk ci kër gi am na ñoo xamante ni dana leen yóbbu Rome ñoom it jot nañ seen ay billets di ngeen ko gis ci xibaar yi. Afro Basket 2017 daanaka Sénégal it ñi ngi ci rek waajtaay yi stade bi ko war a dalal liggéey ña ngay wéy ouvrier yi nag ña ngay dalal xel yi jàpp ne bala ñoo yegg ci compétition yi lépp dina yemb ndax ñoom ña nga ca liggéey yi su ngeen taaxir lañu yaatal xibaar yi mbokk yi. daleen jàmm mbokk yi ci xibaar yi ni ma leen ko waxee wàllu yoonu Souleymane bàyyi nañ ko mu génn kaso ñibbi këram moom nag ginnaaw bi mu fi partagé photo montage bu njiitu réew mi dañ ko tëjoon kaso liberté provisoire la am loolu nag avocat am di maître Assane Dioma Ndiaye am na ci lu ko bett ndax nee nañ les voies de recours yëpp ñoom déposé woon nañ ko ngir ñu bàyyi ko ndax jàpp nañ leen ko doon toppee daal jaru ko woon wante it rafetlu na dogal bi nga xamante ne àttekat bi jël na ko ñu déglu ko ci micro Fatou Kiné Dem ak Ablaye Diallo. defee demande de liberté provisoire procureur daf ci opposé juge bi rejeté ko li ñu yoon mayoon mooy ñu def appel te boo defee appel chambre d'accusation ngay dem moo war a àtte appel yi nga xam ne ci jëm na ci ordonnance juge yi tey ñu wooñu nañu bàyyi nañ Souleymane dañ koo tooñ génne ay vie privée message privé am déjà victime la boo ko toppatee ci yoon dafa doon double victime moo tax double victimation boobu la ñu naqaru woon njàpp bi sax moo dul woon yoon parce que Souleymane li ñuy wax de bonne foi d'abord bi muy partagé ci cadre privé la nekk mais nee na image bi sax xamul woon ne image yu président de la république dañ ko envoyé ci kaw tooñ mu yónnee ko benn xaritam bu muy partagé WhatsApp dans un cadre privé. ñu des ba léegi ak maître Assane Dioma Ndiaye sàkku na ci procureur de la république it mu xool ni mu toppee ñenn ñi nga xamante ne saa yi dañuy joxe seen xalaat ci réseaux sociaux yi loolu daal jàpp na ni ci mbiram privé la kon jaaduwul ñu leen di toppee loo xamante daal ñi yenn saa yi am na ñoo xamante ni seen xel day ñaaw ba daal di ko yóbbu ci li naan mbiram privé ñu déglu ko ba léegi ci micro Fatou Kiné Dem. ñun ñu ñaan procureur mu am benn stratégie de poursuite bu claire parce que texte yi baax na parce que internet. am na gëdd boo xam ne tey boo ko réglementé wul mun na indi ay catastrophe wala loo xam ne day jéggi dayoo mais nag procureur bi nga xam ne moo war a yor application loi bi na seet fan la tendance bi nekk ak ñan ban politique criminelle ban stratégie de poursuite la war a teg tey jàpp nañ ne ki nekk ci cadre privé constitution bi dafa ko protéger kii def correspondance privée constitution bi daf ko protéger mais ka koy génne di ko yóbbu nag loo xam ne privé la nga yóbbu ko public te amoo ci sañ-sañ amoo ci autorisation kooku mooy wàcc yoon. ci jamono jooju moom ñaara ngi nii ña nga ca kaso bi démb la àttekat ba nekk ca tribunal de grande instance bu Diourbel daal di jël boobee dogal muy Serigne Assane Mbacké ak Mor Lo ñoom dañoo jàpp ni rek seen loxo génnul ci yàqu-yàqu yan doon amal bisab élection yi fanweeri fan ci weeru juillet fële ca Diourbel ñu déglu avocat Mor Lo di maître Abdoulaye Babou. taxaw nañu ci kanamu monsieur le procureur de la République. léegi ci wàllu ñoom Mor Lo ak Assane Mbacké ci mbiru élection yi procureur de la République ci sañ-sañ bi ko yoon may nee na daf leen di placer sous mandat de dépôt mooy Mor Lo ak Assane Mbacké renvoyer affaire bi maintenant yóbbu ko
audience flagrant délit alxames bii ñëw ñun am nañ ci benn mbégte parce que su jëloon juge d'instruction ni ko enquêtel mbir mi day gën a yàgg te suñuy client kon bala ñoo génn tam prison problème la donc alxames suñ ci yàlla yóbboo boobu lañ leen di atte beneen bi ci des man mii maa ko laaj ni ko monsieur le procureur concernant les 2 bara dolli qui ont été cités Abdou ak Cheikh police defu ci dara liir naa PV bi mais police neewu leen ñoo tooñ neewul ñoo tooñ deful mandat de dépôt deful dara indi nañ ko nag léegi yow ci sa kanam yow laay le maître des poursuites ku la neex topp ku la neex bañ a topp procureur tontu na ma ni pour ñaari baaradool yi du leen topp. naataangoom di maître El Hadj Diouf moom mooy layool Serigne Assane Mbacké ñaawlu na dogalu àtte ki te ne dina def kéemtulaay kàttanam boo wane ni daal moom deful dara moom it mi ngi àddu ci micro sunu correspondant di Mohamed Jo Diop ak Talla Samb. procureur de la république tey nee na Serigne Assane Mbacké day dem prison ndax da koy jox mandat de dépôt ba alxames bi di ñëw ñu àtte ko flagrant délit ci ñu ne ay bureau yu toj ak ay menaces danaa yàq bureau bu fekkee ni amul bulletin de vote Ablaye Wade loolu nag li muy wone mooy Serigne Assane Mbacké amul moom lu muy tiit amul lu muy raf ndax li mu wax moo indi jàmm Touba ndax mënuloo élection am Touba ci bulletin de vote bu Ablaye Wade amul Touba loolu mooy taal dëkk bi gis ngeen élection yi Wade bi ko gagné kooku bu nga xañoon vote bu bureau yi amutoon bulletin Ablaye Wade ñu wote ba ngoon jot ñu ne gagné nañu Ablaye Wade loolu mooy taal Touba kon que Serigne Assane li mu wax mooy samay bulletin yi candidat bu ñëwul fii dëkk bi dinañ ci jóg kooku moo sauvé situation bi moo tax ñu gaaw jëli bulletin yi kus néew yi ñuy ne kus néew Wade duma leen ba yéeg seen kaw tëdd seen kaw dëral leen kooku kenn mënu koo weddi bi ci des fa ñuy yàqee muy centre Cheikh Abdoulaye Laxat Mbacké bibliothèque boobu mais moom nekku fa woon moom fekkeewul yëgul tinul bañ koy toj fekkewu ko la mu doon wax ba mu koy fekk toj nañ Touba toj nañ bibliothèque ba pare kon amul fu ñu mën a sukkandiku pour tëj Serigne Assane Mbacké xanaa kay dañ koy jaay doole rek waaye nag doole man dëgg mais dëgg mooy mujj alxames dëgg dina jolli incha allah rabi ndax alxames bii di ñëw la ñu war a àttee Serigne Assane jox ko yelleefam mu jaar seen kaw dëgg gi jolli ñu xam ne dëgg rek mooy mujj. ci wàllu woowu leen des ba léegi mbiram élection législative yi waa coalition Manko Taxawu Sénégal tey ci ngoon jàkkaarloo nan ak taskatu xabaar yi seen yéene mooy ginnaaw bi nu saisiré conseil constitutionnel ngir mu neenal vote bi ci yenn diwaan loolu conseil bi daal di koy jëfee ndax jàpp na ni am na ci ay département yoo xamante ni dafa vote bi demee jaaduwul ci yoon tamit ay njuuj njaac nemmeeku nan ko kon tey ci ngoon ñoom Cheikh Bamba Dièye ak ñi nu àndal te Khalifa Sall jiite woon seen liste boobu ñoom ñi ngi doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi Pape Fara ñi ngi yow yaa ngi ñu ko doon toppal lan lañ mën a jàpp lu weesu lii ci boobee conférence de presse. li ñu mën a jàpp Chérif moo nekk daal ñoom ab recours la dugal àllarba bi weesi juróom-ñeenti fan ci weeru août bi ca conseil constitutionnel nee nañ daal dañoo bëgg mu niilal vote yi fi amoon wala yenn ci ay dëkk wala ci ay bureau de vote yoo xam ne am nañ fi ñu niinal leen ko ndax nag ñoom fukki poñ la ñu teg ci table bi jàpp nañ ne gis nañ ne càcc gu métti lañ ci nemmeeku te ci kaw la jógee ministre de l'intérieur ak i élément ak refonte fichier bi yooyu yëpp daal bokk nañ ci li nga xam ne jàpp nañ ne vote bi jaarul yoon te nee nañ wàllu ordonnance yi 7500 la ñu gis de mission yoo xam ne indi nañ leen ci Ndakaaru 3000 yi nekk ci yenn dëkk yoo xam ne daal jàpp nañ ne fa la nguur gi gën a néewee doole nee nañ daal loolu violation manquement yooyu tax na vote bi jaarul yoon ca Guédiawaye ak ca Thiès boole na ci Kolda Foundiougne ak Tivaouane nee nañ tamit ci biti réew vote ba tamit yenn ci dëkk ci Europe de l'Est ak yenn ci dëkk ci Afrique doon ko war a li nga xam ne moo nekk niilal ñu génne nag ay articles yu bëri teg ko ci table bi te nee nañ suñu wàññee ci yenn bureau de vote yi nombre d'enveloppe yi day ëpp nombre de votants yi fi war a nekk ñoom daal nee na ñu ngi taxaw di xaar te nag dinañ xaar ba conseil constitutionnel wax ba pare ci la ñuy jox nag suite ci seen combat bi ñu amaloon ko tey ji ak taskatu xibaar yi.
jërëjëf Pape Fara ñi ngi fii ak 20h di nga ci dellu si canam gën a yaatoo ci xibaaru nasaraan yi ak soxna Fatimata Ba ñu wax wàllu wér-gu-yaram la nemmeeku nekk fële ca Thiès mooy hôpital régional ba di Amadou Sakhir Ndiéguène ñetti ayu bis a ngi nii daanaka liggéeykat yi ña nga yëngu-yëngal la ko waral mooy dañuy ñaawlu rek yéexaay gi nga xamante ni kilifa yéex nañ ko ngir daal di tabbu ku jiite service laboratoire ba loolu nag njiital hôpital ba indi na ci ay tontu Cheikh Anta Diop Seylatir. yenn ci ay service ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène doxul lu toll ci ñetti ay bés ngi nii liggéeykat yi bokk ci SUTSAS amal ab grève Pape Mor Ndiaye mi nga xamante ne moom moo jiite syndicat bi di dikk ci li ko waral. lu ëpp ñaar fukki fan ñu ngi fii di manifester sunu mécontentement sunu li nga xam ne moo ñu naqari ci liggéey bi ay service yu doxul service nan la mën a toog amul kilifa. lu ëpp ay at ay unité yoo xam ne fii la ñu bokk comme scanner ak radiologie mu ne dinaa jéem a wax dox ba affaire bi mu sotti defu ci dara yeneen comme garage automobile bi nga xam ne chef de garage moo ko war a gérer li nga xam ne moom mooy gëddaam joxuñu ko condition pour nekkin bi fii bu ñu gardé duñu lekk duñu naan. directeur hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène gis na de am na lu bëri loo xamante ne saafara nañ ko ci waaye nag am na ay poñ yoo xamante ne ba léegi jubawuñu ci. bu ñu leen xamalee ni loolu du liggéeyu magasinier liggéeyu comptable matière bi nga xam ne moo fi nekk moom yore cuisine loolu mooy liggéeyam bi ñu waxtaan ñu fàttali leen lii en tout cas sart yi réew mi wax après d'accord nañ ci point boobu ba nga xam ne loolu féete na boor après beneen point bi ñu yëkkatiwaat mooy. ñu remplacer chef du service laboratoire et ñu xamal leen ni loolu du warugaru directeur hôpital warugaru conseil d'administration hôpital donc nomination chef de service rek warul créer ay problème ba nga xam ni benn syndicat jóg na di def sit-in te sit-in boobu sax teguñu ko ci yoon parce que même booy gi def grève da nga koy teg ci yoon liñ ci xalaat mooy peut-être ñoom dañoo am leneen loo xam ni moo nekk ci suuf. jamono yi sax médecin chef régional woote nay waxtaan ngir ñu mën a gindeeku fexe nag ba ñu dakkal grève bi. wàllu diine aj ak Makka ki daanaka ujaaj yi takk nañ seeni bagage ay bis bi ñu dëgmal nag la ñuy dem ca dëkk bu sell ba bu fekkente ni commission bi ñoom ñi ngi tàmbali rek yóbbu seeni ujaaj fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août privé yi ñoom dinañ tàmbali fukki fan ak ñeent seeraayu package bi ak tamit taxe yi nga xamante ni Arabie Saoudite imposé na ko ñuy jot aji Makka mu toll ci 328 000 francs terewut ñoom daal am nañ yéene dem ca barab yu sell ya ñu ànd ceeg Fatou Bintou Konté. gannaaw ba ñu seetlu ni li nga xam ne moom moo di billet Makka di 2 652 000 francs CFA dafa cher wante sénégalais yi ba tey ña ngay daw di wutali fi nga xam ne moom mooy lieu saint de l'islam bi lii tax ni rëcc bu metti moom moo am gannaaw ba ñu dooree li nga xam ne moom moo di inscription yi indi nag yenn jafe-jafe. phénomène la boo xamante ni moom dañ koy constater souvent ren ñu bëri dañu yaakaaroon ni sax quota bi du teel a fees ndax problème yi nga xamante ni am na si constaté nañ ko ci mbir mi. mais yàlla def na ba vraiment quota yi teel nañ fees privé yi teel nañ fees ak yëpp daal. buñ koy yëgee ñuy def rëch daanaka di maak délégation amul woon quota bu bari 1000 la mu teel a fees fekk privé aussi am na ñu xam ne feesoon nañu donc moo war a indi jaaxle bi ndax package yi dañuy wuute. ci billet boobee sax jamono ji ña ngi ciy nemmeeku ñenn ñi di yokk li nga xam ne moom moo di billet Makka bi li loolu moom jaaduwul ci benn anam rawatina nag anam boo xamante ni mbirum diine la yaakaar naa ni war nañ ci def yërmande war nañ ci def aussi diine war nañ ci def aussi njubte ba tax na li nga xamante ni mooy prix bi muy jar ñu jaayee ko loolu. léegi paquet yi moo wuti ñi fees nañu ndax. délégation dafa def 2,6 millions ñun privé yi 2,9 millions 2,950 ba 3 millions am na sax ñu dem yu ëpp loolu waaye yàlla def yëpp fees. ñenn ñi nga xam ne ñoom ñoo yóbbuwaate Makka jàpp ne 328 000 francs CFA yi nga xam ne jot nañ ko yokkaat ci li nga xam ne moom mooy package bi bañ ko fi yokkee dafa nekk lu tardé loolu ba tax ni ñoom jamono ji dañ ci am ay jafe-jafe. ñaan nañu état bi sax mu def ci dara. waaye parce que daf ñu bett parce que dañu dugg ci système bi yëf yi génn loolu nag dafay lu bette nag dina mën a day gaañe
waaw def nañ ci ay ñaan ci jëmale ci autorités yi pour ñu jàppale ndax ku dem ba verser xaalisam ñu ne ma da nga war a indi encore 339 000 nga yokk ci xaalis bi day metti ngir nag li nga xam ne moom moo di situation yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel mu mun fee dakk ñenn voyageurs privés yi jàpp nañu ne dañoo war a sax door di inscrire at balaa ñoo dem màgg. direction générale bu groupe Futurs Médias moom it waajal na ay ujaajam tey ji ci ngoon ñoom ujaaj yooyu jot nañ seeni biir Màkka ak lamu àndal du ñoom kese ñoo jëm Màkka ñoo ci jot ndax ñi jëm tamit ci lieu saint chrétien te ñoom it jot nañ seeni biir ngir mën a dem aji ji ca Rome Israël ak yeneen i barab yoo xamante ni buñ ca tollee ñoom dinañ ca mën a dem muy loo xamante ni direction bi rafetlu na ko ak ñu jot billet ya lañ ca dugal ci koppar nag toll na ci 20 ci millions si suñuy koppar ñu ànd ceeg Maymouna Ndiaye Mouhamed Dieng ak Mouhamed Diong. Groupe Futurs Médias ni mu koy amalee at bu ne tànn ñenn ci ñu koy liggéeyal dem ca Kaaba ga ziyaare ji yonent bi am ñeneen ñoo xam ni ay chrétien lañu ñu yóbbu leen Rome muy aada boo xam ni groupe bi at bi jël na lu tollook 20 millions jagleel ko. vision la ak leadership bi nga xamante ni président groupe bi Youssou Ndour mu ngi koy incarné tas ko nag ci biir groupe bi commencé ko direction générale bi nga xamante ni ñun ñoo ko assumé jaarale ko ci yeneen direction yi ba mu wàcc ci personnel bi yépp nekk aada daanaka ay at yu bari léegi presque chaque année groupe Futurs Médias dina tànn presque ay fukki nit yi nga xamante ni ay góor ak jigéen ay jullit comme ay chrétien ndaxte groupe Futurs Médias échantillon la ci Sénégal. liggéey ci kaw mbégte ak bànneex ujaat yi gis ni mbégte kese la. bett na ma trop mais mbégte bu rëy a rëy la te mbégte bi maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax di dolli ci li ma doon sant di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais di remercier bu baax Youssou Ndour mi nga xam ne mbégte gi ci moom la soxli ko maanaam moo ñu may occasion pour ñu dem Makka def li ñu naan le 5e pilier de la religion musulmane. C'est un honneur qui m'est fait d'être choisi par mes responsables que je remercie. suñ borom moo ko dogal dañuy sant ñëpp di ci profité tamit di jéggalu baalu ñëpp ak ndax dañuy tegu ci yoon niñ koy waxee baalu aussi téléspectateur yàq parce que ameen nañu leen ak minute bu ne ñu ngi ñëw yenn saa yi ñu juum ci ay rëq-rëq ñu koy supporteel di baalu ñëpp ak di sàkku tamit ñaan si ñoom. bu fekkee ñi nga xam ne ñoo yóbbu ujaaj yi nee nañu na seen xel dal ndax kat lépp dinañ ko matale. incha allahu taala guddi ak bëccëg di leen nemmeeku ci seen taxawaay ba nga xamante ne lépp lu leen dal day fekk ñun ñëw taxaw ci taxaw boo xamante ne di am solo kon ñun suñu yitteeb moom mooy aj gi jaar yoon te relation boobu lañu yàlla boole ak Futurs Médias. gannaaw ba ñu joxe cadeau yi tàggatoo ci jàmm groupe Futurs Médias di joxe rendez-vous at bi du ñëw ak ñeneen ñuy tànn. Maymouna Ndiaye jërëjëf kon Ajaratu Ngoné Ngom moom ngeen gis ak madame Diatta ak Alassane ak ñi ni ànd ak ñu ñaanal leen rek yàlla yóbbu leen ci jàmm nangu seen aj tabaski nag daanaka li ci des bariwul ba tax na rek ñëpp ngi teg seen bët xar yooyu nag am na ñoo xamante ne leen yar wante xalaatuun jaay leen ci jamonoy tabaski googu ñoom liñ ci ànd rek mooy mbégte di yar xar kenn ci ñoom di Cheikh Diallo moom nee na ba mu gone ba léegi day yëngatu ci yar xar wante xelam xalaatul mu jaay yooyu xar Ababacar Camara ak Abib Faye dem nañ nemeeku ko. ku wax tabaski sa xel dem ci njaayum xar jaaykat yu bari jël riir googe wuteeg lool Cheikh Diallo mi ba mu nekkee gone ba léegi mook xar yi ñoom ñoo dëkk Cheikh di yarkati xar tabaski gi jege si waaye xalaatul benn yoon jaayaat leen. ñun nag yàlla moo dañoo judd bëgg xar du tey waaw dañoo judd di ci dox suñu lépp xar la ci la ñuy nekk ba guddi buñ ñibbee dañoo dem suñu kër yeewaat xëyaat ci. dañoo yor xar yoo xam ne li ci ëpp du pour ay xaru tabaski quoi xaru ay produit pour xar yu produire la quoi waaw mais teewul tamit ki man nekk yàlla dogal na du def opération nag amul xar yu muy jaay quoi. mbaaru xar bu fees dell ca lañu ko fekk mu xaaj ko ñett pàcc. non jaamu yàlla dëgg la moom. maanaam métti na
mais boo ko bëggul dëgg doo ko def quoi coono bi ci nekk quoi. ca diwaanam kaaraangeeg xar yi gën na ko yokk la mu gën di bëgg moo di diir mbagg yarkata xar yi mag yi nekk fii ci mim réew. waaw fii moom macha allah quoi parce que fii moom kër gi chaque jour muy guddi bëccëg ñun ñu ngi fi buñ fi jógee am na ñuy fanaan kër gi sécurité macha allah. nañ ay gardien yu fi nekk am nañ ay xaj am na ay caméra surveillance yu fi nekk. yar xar sa biir kër doonut lu yomb te it dafa laaj ab dal waaye mbëggeel gu sax dàkk pression bi yokku na ci client yi ndax la ko waral moo di tabaski gi ñu ci bëri soppeeku doon ay jaaykati xar wante day li ni mel taxu leen woon jóg benn yoon. tiis wi leen doon wax démb ba léegi ak di wàccu liggéey Serigne Abdou Fatah Mbacké ibnu Gaynday Fatma moom di nag tey ji ci ngoon lañ ko denc fële ca Taïf ki ko wuutu ci jal bi nag di rakkam di Serigne Abdourahmane Mbacké Gaynde Fatma ñi ngi xamal ne premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne ña ngi koy xaar ca Taïf ëllëg ci samedi ji mu teewal fa njiitu réew mi ngi rek eggale njaalu Sénégal yëpp. kii moom di Ndéné Mbodj génne ab livre jagleel ko démocratie Sénégal mi ngi ko tuddee le Sénégal des enlisements moom nag ñëw na rek ci jaar-jaaru Ablaye Wade ak tamit wàllu démocratie livre boobu nag am na pàcc bu am solo boo xamante ni mi ngi ko jagleel Samba Sine ñu gën koo xam ci Kouthia ngeen koy seetaan bët bu set bu 18h jotee fii ci Kouthia Show moom xarañ Kouthia xarañ ci wàllu humour daal moom it bàyyi na ko xel bu baax ci boobee téere Aïssatou Payel Fall ak Mohamed Dieng. téere bi tudd le Sénégal des enlisements nekk ab téere boo xamante ne dañu jël fukki at ak ñaar yi nga xamante ne Abdoulaye Wade moo nekk ci nguur gi ñu jéem ko jàngat waaye ci téere bi itam kii di Ndéné Mbodj te bind livre bi mi ngi jéem a xoolaat naka la ñuy dekkale waat démocratie sénégalaise. may wax ci Sénégal waaye régime Abdoulaye Wade daanaka moo ma inspiré pour mu bind téere bi. wax naa ci assemblée nationale wax ci étudiants yi wax ci intellectuels yi wax ci béykat yi wax ci sàmmkat yi mais wax ci surtout ci Kouthia li tax ma wax ci yow nag mooy daanaka rek yow da nga béy sa waar. ci benn pàcc nag mu jël ko jagleel ko kii di Kouthia nekk humoriste mu xoolaat liggéeyam waaye di ko méngaleek ak ay bindkat yu mag yoo xamante ne Grèce ak Égypte la ñu jóge. ma gëstu aussi ñi ngay doxalee ca aar. ak boroom xam-xam yu mag yi nga xamante ne ñoom la ñuy tudd ci wàllu philosophie wala ci wàllu art wala ci wàllu esthétique ñu leen di tudd si àdduna bi ku mel ni Aristophane nekk grec wala ku mel ni Iker Nofret nekk égyptien ñoom ñu célèbre lañu ñu bindal leen ay téere yu mag a mag a mag ba tax ñu leen di roy ci lu bari man li ma njëkk a frappé mooy ba ma liiree ñooñu dama ne pourquoi pas Kouthia. Le Sénégal des enlisements, critique d'un paysage politique. mu nekk gis-gis waaye itam nekk critique gu mag ci suñu démocratie bu Sénégal. Ndéné mii li mu wax nii tey jalu muus la boo ko waxee fekk fa dara nit ki bu lay topp di la topp ba tënk li nga wax tënkale ko ñeneen ñoo xam ne da ngay def li ngay def mu ne yow yaa leen raw ci africain vraiment man tey kontaan naa. Kouthia ñu nit kontaan nañ ci raaya googu muy loo xamante ni sargal la rek ndax liggéey bu am solo bi ngay liggéey fii ci kër gi wàllu tàggat yaram benn ponk la afro basket bi daanaka fii ci Sénégal nar ko amal muy ñaari poule yoo xamante ni ci stade Marius Ndiaye lañ ko amalee ci weeru septembre ci góor ñi stade boobu nag daanaka dara pareegul ba tax na ouvrier yi ña nga ca ngir bala ñoo egg ca àpp ba ñoom it ñu mën pare liggéey bi ba tax na rek ñoom it ñu ngay góorgóorlu ñu àndi ceek Habib Faye ak Pape Sangone Mbaye. Caterpillar bu taxaw ci kanamu stade Marius Ndiaye yenn ouvrier yaa nga ca kaw di ñab-ñabal di defar ak a defaraat melokaan bii la stade Marius Ndiaye wone ci lu desul benn weer ngir mu dalal li nga xamante ni mooy Afrobasket 2017. chantier bi dara yëngoogu fii parce que annoncé woon nañ ne dinañ defaral li nga xamante ne moom mooy parquet bi turbine presse bi chaise et tout ça te yaakaar naa ne loolu yëpp defaguñ ko pour chantier bi nga xamante ne démarré na depuis quelques semaines boo xoolee ni ouvrier yi nga gis bëriwul te chantier yaakaar naa buñ ko waxee boo duggee sax di nga sentir ne am na chantier di nga gis suuf béton wala dara yaa ngi gis dafa tardé parce que équipe nationale bi muy entraîné tout à l'heure dañoo obligé arrêter les travaux pour permettre équipe nationale senior bi góor ñi ñu mën a entraîner dans d'excellentes conditions. journaliste bi jàpp ne liggéey bi yéex na lool
moom yaakaarul ne sax ni lii di compétition bi war na fi mën a amee. il faut mu accélérer comme ni ma ko waxee léegi parce que toit bi ça pose problème gis ngeen bu tawee dafay seen yaakaar naa ne ci la ñu nekk te bruit bi ngeen dégg sax bëriwul keroog récemment bu ma fi ñëwee 6 ouvriers laa fi fekk pour chantier boo xamante ne annoncé nañ na commencé nañ depuis bu yàgg peut-être que ñu espérer rek ne avant Afrobasket bi di commencé gan yi di ñëw parce que ñu ngi doit accueillir ñaari poule peut-être dina pare avant gan yi di ñëw. ouvrier bi moom gëm ni liggéey bi dina mat balaa compétition bee commencé. mu ngi avancé bu baax instant li ma yor nii 20 lots yi la keroog ñëw naa am yu ma monté yi ñoo des yi war nañ ci monté 20 moom laa ñëw pour assister xool nu muy jaaree yoon pour ñu attaquer. incha allah instant yi monté nañ 6. mu des 20. ñu gis ni stadium Marius Ndiaye liggéey bi des na mais ouvrier yi ñoom ñu ngi def yaakaar ne liggéey bi dina mat ci temps biñ ko waxee. Sénégal fas yéene dalal benn pàcc ci Afrobasket 2017 bi fas yéene am fii ci mois de septembre bii ñu jëm. jërëjëf Mamadou Ndiaye ak Habib Faye mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci xibaar yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci ànd bi ak télévision Futurs Médias ci kanam 20h soxna Fatou Mata Ba dina fi teew yaatal ko ci kàllaamay nasaraan jërë ngeen jëf.